by mote, right by na malevo yo. Oh na levo, mama na malevo yo. Oh right by na malevo yo. Engagement citoyen, parce que suñu dénkee mbir mi ay politique. New York sama responsable bi muy nekk commune 96 ba léegi balaa boobu it gox la woon. dëkkuwaay en tant que citoyen dañu war a jóg jël suñuy responsabilité donc ñun mouvement bi nga xam ni moo nekk suñu ginnaaw ànd ak yeneen mouvement ñun suñu mbébét loolu la nañu ànd ak waa Kër Massar présenter leen suñu projet di ñaan ñu jàpp ci projet bi pour ñu mën a liggéey Kër Massar man 2016 ba léegi maay secrétaire général syndicat national des travailleurs de Sentel donc dans le mouvement syndical la ñu nekk Sentel mooy Tigo mooy Free tey donc 2016 ba tey ñi ngi yore syndicat bi di ci liggéey di jàppale it ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal donc ni ñu doon jàppale ñooñu noonu la ñu bëgg ànd ak waa Kër Massar ñu jàppale Kër Massar li jëm ci infrastructure yooyu yëpp may wax li jëm ci jàppale jeunes yi ci ñu am xëy ñu jëm ci jàppale jeunes yi ci ñu am espace boo xam ne mën nañ ci épanouir li jëm ci jàppale mag yi li jëm ci jàppale jigéen yi ak ndaw ñi donc ñun daal loolu mooy suñu mbëbët ñëwuñu nag moom la ñuy wax toujours ñun suñu programme suñu mouvement ñëwuñu pour def ay promesses yoo xam ne mënuñu ko tenir ñun li ñuy wax mooy am na loo xam ni ay ressources Kër Massar am na ko am na loo xam ni état jagleel na ko te ñun suñu jaar-jaar nag ñun finance la ñu def am na loo xam ni gis nañ ni dugg na fi te gisuñu ko mu feeñ ci gox bi gisuñu ko feeñ ci gox yi ñun loolu la ñuy wax suñu yàlla maye ñu yore mairie bi incha allahu rabbi li nga xam ne mooy ressource Kër Massar dinañ ko jagleel Kër Massar waxuñu dañuy régler problème yëpp mais lépp li nga xam ne problème la muy priorité danañ ci taxaw ànd seeg gox bi ànd seeg waa Kër Massar ñu liggéey ko te comme nag yàlla dafa def yéene kilifa yi fii defe naa suñuy wax Kër Massar suñuy wax Alaaji Paate suñuy wax gox bi di jàmmeeri amul ku leen ko gën a xam mënoo defar nag goxu jàmbur te waxook ñi nga xam ni ñoo ko xam ñoo la mën a wax yoon bii ngay jaar defee ko nii defee ko ne ñun inondation yi loolu la ñu wax suñ si boole woon ñi nga xam ni ñoo dëkk ci gox yi yaakaar naa ni dinañ ko régler parce que ku ne yëkkati nga 15 milliards te dégagé gum nga 7 milliards soo si boole woon ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi laaj leen boole leen ci commission yi yaakaar naa ni boobu suñu réglé wul problème bi lu bari dina avancer donc ñun daal dañu ñëw tey pour tàllal leen loxo sàkku ñaan sàkku it seen i conseil ñëw déglu leen it jeune ASC yi noonu la ñu def seet naka lañ leen mën a jàppale mais déglu leen si li nga xam ne mooy problème mu Kër Massar problème mu gox bi ñu seet lan moo si problème ñu seet ñun naka lañ si trouver ay solutions ensemble parce que des fois gox dina am problème sax mais li koy saafara nit ñi xam nañ ko ba pare donc déglu leen rek moo des seet naka la ñuy àndee liggéey donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax maa ngi jégalu bu baax tamit si guddee bi di jégalu si kàddu yi ni mu guddee waaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëf bu baax a baax a baax jërëjëf papa. mu ngi dëkk La Linguère ginnaaw Auchan bi mu ngi yor benn mouvement bu ñuy wax taxawu Kër Massar jot na donc ñu sollicité woon ko pour que mu ñëw jàppale ASC bi mais xamaale également problème bi nga xam ne moo ne suñu quartier yi comme ça mu indi si ay solution parce que moom dafa jóg pour indi ay solution si problème yi nga xam ne ñu ngi koy dund donc ngeen xamee ko noonu donc délégation bi mu ngi ànd ak Seydina Issa Diop ak tamit Mohamed Gueye ñoom ñoo ñëw composé délégation bi donc encore une fois Moussa Seck ñu ngi leen dalal si quartier si 4 quartiers yi nga xam ne ñoom ñoo composé ASC Déggo muy Ganaaw Amda 3 Jamweli ak quartier Baye Niass donc encore une fois Moussa Seck ñu ngi lay présenté public bi donc mu ngi noonu. damay jàppale xale yu ndaw yu góor yi sama rakk yi tubaarkàlla damay jàppale jéeg gu ndaw ji nga xam ne duñoo yor ay natt ak i tontine te yenn saa yu dem ba si yàgg diig te amuleen ku leen jàppale ñii seen i jëkkër liggéey ñii seen i jëkkër liggéey ñu ñii seen i doom di liggéey ñii seen i doom liggéey ñu Massar metti lool nag metti na metti goo xam ne kenn mosu koo gis mu ne comme que man nag doomu Kër Massar laa te ci Kër Massar laa bokk te li ñëpp di wut moom laay wut damay dugg ci dëkk bi futteeku wax ak samay yaay wax ak samay jigéen wax ak samay baay wax ak samay nijaay wax ak jeunes yi nekk Kër Massar te bëgg a liggéey tubaarkàlla tey nag mu ñëw fii ndax yàgg naa jóg yàgg naa lijjanti mi ngi ci biir mi ngi joxe ay ndimbal ba nee ko fan nga jëm
Mouhamed Gueye ni ko nan dem ca Aimé mu dem ca seen xale yu koñ seen yi xale yu jigéen yi suñu yaay yi suñu papa yi délégué de quartier yi bu ñu fa yeggee ñu wax ak ñoom mu ne lan la ñuy wax ak ñoom mu ne li ñëpp bëgg te mu bëgg ko laay wax ak ñoom tubaarkàlla mu ñëw wax ak yéen di wax ak yéen nag xool fan ngeen toll ak lan ngeen bëgg ak noo leen ko bëggee ak noo leen bëggee mu jàppale leen kii mooy Mouhamed Seck yàgg jàppale doomu aadama yi te lu mu def fàtte na ko nekk nit ku baax nag ànd ak Ameth mi nga xam ne bu guddee mu jóg bu tàkkusaan jotee mu jóg suba teel mu dem ci kër nit ñi di làmbatu moromam yi di làmbatu meer yi kon ñun loolu moo tax ñoom ñu jóg tey ñëw ci gox bii tàllal leen tàllal na ñëpp loxo lin di tubaab naan dama salyee waaye moom dafa nuyoo tàllal ñëpp di ko commencé ci xale ba ci mag di góor di xale bu góor di màgget di yaayam di jigéenam di jéggi ndaw gi ñëpp la tàllal loxo kon salyee nan leen loolu lañ ci doon wax kon asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm Mouhamed di jiital nuyoo bi nag ci yow ndax dañoo am suñu gan gu màgg Mouhamed Seck waa dama ne xale yi ku leen jàppale ñun nga jàppale ndax xale yi Alioune Badara Seck xale yi dañoo bëgg football surtout man sama doom dañoo bëgg football Aimé la ñu àndal Aimé di leen entraîné di ànd ak ñoom waa ASC bi ñoom Modou Sey xale yi ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw sa ginnaaw xale yëpp a ngi ci sa ginnaaw ma ne ko doom bu juddoo sant Seck ñaanal mu dund. Bon, tu sais que ici à Jamweli nga ñëwoon seet si suñu ASC ñu koy wax ASC Déggo mu regroupé 4 quartiers si je ne me trompe muy Amdallah Baye Niass Jamweli ak Gana Gana Aw je pense bien ñuy rencontrer nag ay difficultés beaucoup de difficultés même surtout nous les jeunes filles parce que je pense que yéen ñëpp xam ngeen le cas du chômage ñun ñëpp ñu nekk des victimes de cela da ngay gis koo xamante ne am na baccalauréat wam mais mi ngi toog fii di chômer du lu ko gënal muy góor comme jigéen mu am ñoo xamante ne am nañ seen brevet muy BFM mais ils ne sentent pas la nécessité d'aller se faire former te loolu jeune bu demee ba amul activité insécurité dafay dugg lu ci bëri ñu koy gis dans nos localités te du doon lu ñu gënal kon tey boo fi ñëwee dañu seet si ñun day doon lu ñu neex day doon lu dal suñu xel parce que dañuy xam ne les jeunes leaders ñu ngi ñuy bàyyi xel ñun ndaw yi te dinañ mën a jàng si yéen pour à l'avenir ñun tamit ñu mën a tàllal loxo suñuy rakk concernant nag suñuy problème mën naa ni manque d'emploi mais aussi manque d'activité parce que gox bu nekk bëgg nga di amal ay activité looloo gën a tax sax ñu mettre en place ASC bi ngir gën a mën a xamante mais aussi ngir gën a mën a am ay activité comme les 72 heures passées on a eu à faire des matchs d'handball pour gën a boole xale yu jigéen ñi c'était une petite idée qui a été bien conçue par l'équipe ñu amal ko en ce moment ñuy waaj pour def suñu final te bëgg nañ def lu rëy parce que man personnellement je leur avais dit que ki ñu gagné day invité ki ko gagné togg mbaxal parce que ñun jigéen ñi loolu lañ bëgg loolu lañ xam dafa mbaxal boo xamante ne dañuy toog waxtaan mais déceler beneen programme boo xamante ne ça va nous servir en dehors de ça dañ naan utile à l'agréable bu ñu amee activité tamit dinañu gënal pas tontine pas ay tour parce que loolu on l'a dépassé aujourd'hui on est au 21e siècle loo xamante ne ce sera à but lucratif ñu def ko mu amal ñu njëriñ te lépp loo xamante ne ce sera pas un compromis entre vous et nous mais nga defal ñu ko en tant que jeune leader qui tend la main à ses jeunes frères merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam monsieur Alioune Badara Seck maa ngi lay nuyu di la ziar di la masawu coono ci yoon bi nga jaar. parce que yoon bi metti na it jaar-jaar bi neexul ñun lii suñu problème mooy ndox bii ñu wër ku ñu dimbale woon ci ndox bi dinañu gënal amuñu éclairage pour nga génn fi benn heure bi sax amu fitam muy góor muy jigéen kenn amul fitu nga jaar fii loolu daal ku ñu ci dimbale woon ñu jël ak ku ñu mayoon yoon bu jaar fii oto yi mën fee jaar parce que arrêt Sotrac sori na boo àndeek mag pour nga dem fa sax problème la yow sa jëmm bopp sax pour nga dox ba yegg foofu bala ngay am oto rek da ngay àppaat sama genre gi xam nga ne mu ne wuñu dox yu mel noonu keneen ak keneen noonu
ñi xëy na ñu ndaw ñi dinañ mën benn dox bi mais ñu emploi yi mënuñu dox benn dox bi loolu daal bëggoon nañ ko ñu dimbale ngeen jàppale suñu ASC bi mu jëm ci kanam loolu daal la ñuy ñaan ñoo ngi leen di tàllal loxo nag di leen sàkku ndimbal boobu xëy na lii ngeen indi neex na mais mu sax dàkk mooy li ñu gënal te lii tax mu sax mooy ngeen dimbale jigéen yi dimbale xale yu ndaw yi amul liggéey ngeen dimbali ñu aussi ci école bi benn public rek moo fi nekk muy école monsieur Faye ku ñu dimbali woon tamit ñu jël parce que xale yi dañu war a jàng double flux fi métti na lampe mbedd yaa ngi nii benn bii rek moo leen fi tim bu tàkk amaatul beneen but ba but amul lampe bu tàkk fii pour nga yónni xale guddi sax problème la te ñun dañu yor ay doom mais nga yónni leen ñu demal la ci boutique bi wala boutique bee sax problème la ku ñu dimbale woon ci loolu daal dinañu jël moo ñu gënal nag maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. nga wax au nom de la jeunesse de Keur Massar. waaw asalaamaaleykum balaa may commencé damay compter 1 2 3 ñu ñëpp ñu yëkkandoo déggoo aja pare ngeen 1 2 3 déggoo waaw asalaamaaleykum avant tout ñu ngi ziar ñëpp di nuyu suñu gan yi ñu est ngeen bu baax ñoo ngeen fu jara ñëw lii dañ ko doon xaar ñun jeunes yi li lañ bëgg ku ñu woo dañuy ñëw toog déglu la mais ñoo nga fu jara ñëw ñu jar tamit fii dañoo war a jàppale gars yi fii waaw man maa fi teewal jeune quartier bi di supporter number 1 première maa yëngal public bi lii bëgg moom lenn la rek suñu ASC bi daa bëgg nga jàppale ko bu baax a baax a baax a baax mais ASC bi daa am lu ko ngemb muy cam wéli. salaamaaleykum tout d'abord man sama waa askan sama waa dëkk vraiment taxawaay bi rafet na taxawaay bi rafet na de gaynde Aline Badara Seck moo wax la fii nii suñuy yaay suñuy jabar suñuy rak suñuy doom ñoo fi nekk ñoo fi jiitu yu ci bëri waroon nañ dem reeri wala ñu defari reer mais ñuy toog di xaar parce que dañ leen xamal ne dafa am gan guy ñëw te dañ la war a teeru macha allah yéen seen taxawaay rafet na gàcce ngalaama am leen jàmm waay na seen jàmm yàgg yéen ku leen nar a xañ jàmm yàlla bu ko yàlla may jàmm yéen am leen jàmm yéen jigéen ñi king nice buñ jógee ci loolu defe naa ne am naa fi rakk joo xamante ni maag moom depuis Parcelles Assainies la woon muy Mouhamed mi defe naa ne dinaa def ay match dimanche sax dama koy woo téléphone mu ñëw joué ko parce que moom loolu daf ma ko jox man yor naa joueur mu football ba léegi li ma kii jox moom joxuma ko man du ma fende ñoom ñu ngi nii taxaw amul benn joueur bu mooy jëw ñoom xam nañ bu baax def nañ au moins 10 ans wala 15 ans maak ñoom mais kii dina ma jox loo xamante ni ànd naag yow 15 ans li may jox yow joxoo ma ko billaay wallaay su ma naree fan yàlla moo fanaan guddi tey gi wala boog man tapetum li ma yor de jëwuma kenn Wolo naam may ma rek man maa explain de après bu la neex nga jël micro bi kii bii mooy deuxième fois ñuy door a gisee n'est-ce pas Aline Badara Seck bii mooy ñaari yoon ñuy door a gisee biñ njëgee gisee li ñu programmé woon bon yàlla def ne antuwul n'est-ce pas ci loxoy amet ñuy wax ba lii teew tey
macha allah dañ ne gor waxam moo ko sonal kàddoom parce que gor bu waxee rek da koy topp ba mu yegg nit dina wax du ci bàyyi xel su ko defee ñu ne la ah yaa waxoon mais yaa wax da nga koy topp gor ca wax ja boo déggee ñu ne gor ca wax ja gor lu mu wax lu ne da koy sàmm ba mu yegg ci kàttanu yàlla suñu borom n'est-ce pas kookoy gor man nag jàpp naa ne gor nga mais gàcce nga la ma en tout cas li nga def nii non marqué nga empreinte bu ngande parce que lii dañ ko soxla woon Ahmed wax naa ko dinaa ko vraiment sa waa ji bu defee lii non fii jeune boo xoolee ñu fi nekk xamuñu politique mais tolloo nañ li ci ëpp si guddi bi su ñun la jógee parce que yàgg ngeen fi toog bi ñu xaar kon ñu ngi jégalu si toogaay bu yàgg bi du suñ sago bu ñu sañoon 18h fi la ñuy fekk ñu ñëw toog waxtaan ak yéen maa ngi nuyu aussi waa ASC bi ñi ma fekk fii yëpp mi ñoom aimé ak gars yi ma fekk yëpp kontaan naa si ñoom parce que lii démb lañ ko prévoir wala bërki dem tey ñu defee ko nii te xam naa liñ fi fekk li dem moo kon ñu ngi leen di remercier si taxawaay bi kontaan naa trop gars yi li si des nag je vais parler de monsieur Alioune Badara Seck maa moom xamante nañ kon mën naa wax si moom xam nga c'est un gars kii boo xam ne moom je fais confiance à ce gars là su ma waxee parce que am na lu tax gis naa ko mu mën ay combat yoo xam ne mën na ko bañ a mëne pour ñeneen mu dem ba aboutir parce que xam na nu ñuy mënee combat xam na nan la ñuy yoxee dëkk kon tey ji bu bëggee Kër Massar Sud mii fi nga xam ne fa lañ dëkkee dañ koy jàppale bëri na nag ay jeunes yu mel ni man yoo xam ne dañ koy soutenir xam nga ñëpp mën nañ taxaw wax mais certes tey man ma am opportunité wu taxaw du ma fi def biographie parce que xam naa ne après dina leen wax moom mooy kan xam nga ànd naa ko aussi kilifa bu mu àndal ñu yëngatu si wàllu financement xam nga kon dama koy bàyyi juste pour bañ a guddal moom mu def biographie waxtaan ak yéen parce que xam naa ne guddi na te bëgguma fi téye ñëpp voilà leen wax ne nag xam naa waxtaan bi lu mu neex tamit duñ fi tudd kenn koo xam ne da ngay nekk si parti au pouvoir wala ngay xëccoo Kër Massar Sud parce que pour ñun li ñu jàpp mooy pour la première fois il faut faire l'occasion de ce théâtre mooy ñi yor dëkk bi wala ñi ngay jiite wala ñoom ñi bokk si ñoom bëgg koo jiite pour cette fois il faut encore faire l'occasion de ce théâtre parce que amuñu lu ñu wax ñi fi dëkk fii c'est pas des sous-hommes ay nit ñu wax a jox considération lañ comme ñoom fi ñu dëkk donc foog naa ne combat bi ñun ñoo ko war a porter pour mën ko defar mu mel ni mu wax a mel xam nga léegi juste maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di bàyyi kàddu gi ak monsieur Alioune Badara Seck mu xamanteeg yéen merci beaucoup. voilà ngeen baal ma xam nga damay présenter encore monsieur Issa Diop moom aussi di yëngatu si wàllu financement di jàppale jigéen ñi si lu bëri mënuñu wax fii ba dem te sànniwu si ay kàddu monsieur Issa à vous la parole. asalaamaaleykum mbokk jàngwel yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di jiital ci nuyoo bi les délégués de quartier di nuyu waa ASC bu baax a baax di nuyu jigéen ñi man di nuyu jeunesse bi aussi tamit man nag fan si jigéen ñi laa bokk xam naa tamit lu tax ma far si jigéen ñi mooy lan jigéen ñi ñooy suñu yaay ñooy suñu soxna ñooy suñu sœur ñooy suñu lépp kon man jigéen ñi laa àndal lu tax ma àndal jigéen ñi nag mooy damay yëngu ci wàllu développement te nag luy suqali jigéen moo ci jiitu kon man sama wax dama koy focaliser ci jigéen ñi xam naa fii sax du ñàkk am ñu ma xam ndax ku ma xam mooy Issa Diop l'infatigable de Kër Massar soo gisee ma ànd ak Alioune Badara Seck nag ñëw fii tey ci Yanguel yi Alioune Badara Seck ñun ñaar suñu kër yi soloyowuñu waaye dafa nekk nit ki nga xamante ni nit sa kàddu lañ lay nawee nit ki sa kàddu lañ lay jàppee politicienne nit ñi duñ ko bàyyi ndaxte amul njëriñ naxaate jeex na nit da ngay seet ku lay jëriñ nga jàpp ko leen de xamal naa leen ko man du ma ànd ak koo xam te amuloo ma njëriñ te Alioune Badara Seck xam naa ne ku ko jàppale incha allah bu mu nekk maire sud incha allah Kër Massar danañu xam ni am nañu maire xam naa ci loolu ndax ki nga xamante ni daf lay defal te amul benn ndombu tànk du ministre du député du DG li muy leen di jox nii ci poosam la ko jëlee kon ki lay jàppale si poosam kon bu faloo yore mairie kon bu loo xam ne da la jàppale war nga ko mën a gëm kon nag dama bëgg jeunesse bi ngeen takku ba dëgër ànd ak seen yaay ànd ak seen papa ngeen jàpp Alioune Badara Seck
bu loolu weesoo jigéen ñi nag dégg naa ngi def wàllu financement loolu moom seen naqar jeex na tey man maa leen ko wax. à partir de aujourd'hui ñoo ngi ànd ak suñu coordinateur muy Mohamed dina coordonner ak yéen bu coordonner ak yéen lépp li nga xam mooy wàllu financement Mohamed bu ñu coordonner ak moom incha allah lépp li nga xam ne ñun mën nañ ko ci daañu ko def ba jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii si Jamweli ak quartier yi nga xam ne ñoo ko entouré incha allah dootu leen jaay financement incha allah man maa leen ko dig te dina am. bu loolu wee dama bëgg nag jigéen ñi bu ñu leen jàppalee ci financement ngeen di liggéey di suqali seen bopp di suqali seen doom di suqali seen borom kër ndax loolu mooy développement. nit nag soo bëggee développé da ngay nangoo liggéey soo liggéey rek da ngay am ngeen di gën a waxtaan ak jeunesse bi di leen sensibiliser bu baax pour ci li nga xamante ni moom lañ jëm muy élection yi nga xamante ni moom lañ jëm ñu bañ topp politiciens yi nga xam dañuy naxaate ndax amuñu njëriñ. nit nag su fekkee da ngay dem te fi nga jëm da nga koy ñeme doo ragal te ñun ragal fi ñu jëm de ñun doo leen ko dig bu soobee yàlla incha allah rabbul alamin liñ bëgg bu ngeen ko joxee lu raw li leen fii def incha allah te daañu ko def incha allah. financement yi nag daañu ci waxtaan ak Mohamed bu ñu ci waxtaanee moom ba mu teg ñu fu ñu war a teg incha allah jàpp leen ne am ngeen financement maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. président maa ngi jégalu de. jërëjëf. allo allo. kontaan. président di nga sonn ah. ok amul problème. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu. di jégalu bu baax a baax a baax si guddee bi. vraiment ñi ngi jégalu. waaye yitte yi rek ñoo ñu téewoon. donc ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax. di kontaan si taxawaay bi ngeen taxaw yéen jigéenu gox bi jeune gox bi yéen waa ASC Déggo ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ci seen mobilisation di kontaan nag si jigéen yi yéen seen taxawaay ndax guddi na bàyyi ngeen doom yi kër ga bàyyi ngeen borom kër yi mais yéen a ngi taxaw ndax seen gox donc loolu du lu ndaw si ñun ñu ngi leen siy remercier bu baax a baax di jéglu bu baax a baax si guddi bi danañ fi ñëwaate boobu incha allah du guddee nii waaye tey prise de contact la woon ndaxte ni ko Aimé waxee sànq ma ko siy remercier bu baax lii lu ñu programmé woon bu yàgg la waaye yàlla tey la ko tudd donc ñun ñu ngi leen siy gërëm bu baax di leen sant di remercier président ASC bi du ma lim waa ASC bi yëpp ki si mag ba ci ki si gën a ndaw ñu ngi leen di encourager di leen remercier te di leen ñaanal nawetaan yi ñuy dugg defe naa match bi ngeen jëm dimanche yàlla na leen si yàlla may ndam. ndaxte ñi fi jël kàddu ay leader lañu yéen ñëpp ñi fi jël kàddu muy góor muy jigéen ku topp seen gannaaw rek incha allahu rabbi ndam dana donc incha allah ñu ngi leen di ñaanal ndam match bi dimanche. di remercier Aimé di remercier président bi di remercier bu baax a baax nag suma directeur de campagne mooy Mouhamed Gueye ndaxte moom boobu ba léegi toogul mi ngi ci terrain bi te li ma ko wax rek mooy campagne bi moom terrain bi la amul leneen lu dul terrain bi parce que waa Kër Massar il faut que ñu gis ñu ndax ñun li ñu bëgg mooy ñëw ci waa Kër Massar waxtaan ak waa Kër Massar ñun champ politique bi gan lañ ci su ma ko mën a waxee noonu ndax ñun ci secteur privé bi la ñu nekk donc dañuy dugg ci terrain bi waxtaan ak ñëpp te liggéey boobu Mohamed mi ngi koy liggéey bu baax macha allah ndax tey suñ fi ñëwee yàlla ak moom la moo ñu boole ak ñoom Aimé ak ASC bi ñu mobiliser ñu wax ñu li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg ñu ne leen ah li ñu yor barewul dëgg neex yàlla ndaxte yoruñu portefeuille ministériel yoruñu poste député man salarié la comme salarié yi nga xam ne ñu ngi fi
am na ñu ngi fi yor liggéey di fayeeku weer maak ñoo mayam mais dañu dëkk Kër Massar am yitte si suñu gox xam ni nag ñi ñu war a jàppale wuñu moo tax ñu ne dañuy jóg taxaw jàppale ñi nga xam ne as tuut bi ñu mën moom lañ leen di jàppale. di ñaan yàlla nag yàlla may ñu ndam boo xam ni askanu Kër Massar dinañ leen taxaw te Kër Massar danañ ko liggéey. may remercier bu baax a baax Malan bi nga xam ne mi ngi fi taxaw ndax jël na fi kàddu moom it mi ngi ñuy jàppale bu baax ci terrain bi te moom seen doom la ndax gox bi la dëkk ku dëkk Madiabel ak ku dëkk Jamweli yaakaar naa ni dara séparé wu leen ñun ñëpp a bokk donc ñun ñëpp nañu boole doole yi ndax fi ñu jëm benn bi la. may boole si remerciement Seydina Issa moom it sama dëkkandoo bu baax la te ni mu leen ko waxee sànq noonu la koy defee ndax man dama ko fekk muy yëngatu ci mbirum financement Kër Massar yëpp da koy wër xam naa ni egseegul fii waaye du ñàkk am na ñoo xam ne dinañ ko xam ci askan bi fii ñi toog ci teewaay bi donc moom ak man ñu waxtaan ñu ne am na loo xam ne war nañ ko jàppalee askanu Kër Massar lu jëm ci financement suñuy moyen nag barewul waaye suñuy pexe bare na ndax mbir mi loolu la moyen wu Kër Massar sax soo jëlee mairie bi barewul mais pexe la maire suñ la ko dénkee da ngay ut ay pexe pour jàppale sa askan pexe yooyu incha allahu rabbi ñun danañ ko teg ci programme ci projet ñun li ñuy wax dañ koy bind dañ koy tënk du ay promesse ñëw wax dem non non on agit de manière très pragmatique ndax ñun suñu liggéey noonu la ñu meññee li ngay wax da nga koy teg ci lu leer programme la ñuy proposer nit ñi ne jigéen ñi financement formation loolu priorité la danañ def suñu kéemtulaay kàttan pour jàppale leen ci lépp li ngeen wax nii fii dégg nañ ko te noté nañ ko ndaxte nag li ngeen ñu wax fii Jamweli mu am Amdalaay am Gannaaw am daal lépp loo nga xam ne mooy quartier yi nga xam ne ñoo bokk ASC Déggo mooy problème mu Kër Massar fépp fu ñu dugg même problème yi la ñuy wax te Kër Massar nag am ay ressources yoo xam ni war na mën a jàppale jigéen yi war na mën a jàppale ndaw yi war na mën a jàppale mag yi war na mën a changer xar kanamu Kër Massar gis nga soo leen ne benn lampe moo fi am loolu du guleet fii Kër Massar di nga dugg koñ yoo xam ni lampe sax amu fa te loolu nag ci période bii ñu toll 2021 biir Kër Massar ay gor dëkk fi ay borom xam-xam dëkk fi loolu dañ ko war a weesu waaye pour ñu weesu ko il faut que ñu jël suñu gox ñu takk suñu ndigg ñu liggéey ko parce que liggéey dañ deful fii Kër Massar dañu liggéeyu nit ñi dañ fi nekk ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk mairie bi ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk askan bi liggéeyuñu loolu moom jarul sax ñuy koy prouver kenn il suffit nga xool éclairage public ku ko réglé wul mënoo régler problème mu sécurité publique insécurité su amee ci gox dafa fekk gox bi daal lëndëm loolu lañ koy njëkk réglé balaa ngay wax sax ay gardien police gendarmerie da ngay leeral gox bi te loolu nag dafa nekk loo xam ni dafa nekk dans les limites du budget de la mairie mairie bu am budget 1,750 te ñun ñu koy xeeb ndaxte ay pexe soo ko amee budget mairie da nga koy yokk 1,750 mënoo génnee lampe boo xam ni dana leeral gox bi kooku ça pose problème gox boo mën ci dugg man gox bi ma dugg bi ma dëkk lampe yi ñu am ñoo ko utal suñu bopp loolu mairie bi responsabilité am la lampe yi ça ne coûte rien du tout lampe solaire éclairage public poteau loolu ça ne coûte rien du tout pour une mairie donc ñun loolu du promesse engagement la parce que dafa différent xam nga nit ki mën nga ne dama koy dig ñun diguñu ñun li ñu wax engagement la ndax dañ ko xayma xam li muy jar xam fi ñu koy def mënuñu ne nag danañ ñëw leeral Kër Massar yëpp ci benn at mënul nekk loolu mënul nekk waaye fi nga xam ni mooy priorité danañ ci taxaw lépp luy éclairage public ndànk-ndànk danañ ko leeral biir Kër Massar danañ fi installer ay lampes ba nga xam ni éclairage public dana am ci biir Kër Massar ndaxte 2021 la ñu nekk suñu paree ci leeraay bi ñu wax li nga xam ni bàjjenu gox bi wax na ko sànq ndax bi ñu koy wax sànq sama yaram dafa daw ndaxte 2021 la ñu nekk ñuy wax jigéen suy matu wala mu feebar ñu lay yéegal ci saret di la yóbbu ci hôpital bi gën a jege loolu dañ ko war a dépasser loolu du promesse encore loolu engagement la ndaxte loolu ci compétence su maire yi la bokk dafa am loo xam ne nag Kër Massar Sud ñun de waruñu ko réeree mbir bi ñu defee découpage bi en termes d'infrastructure li ñu bàyyil bëriwul
nañu seet bu baax suñuy sànni suñuy carte ñan lañ koy sànnil nañ ko sànnil ñoo xam ne dañuy liggéey ndaxte gox bi suñ ko liggéeyulee fii ak juróomi at yi dinañ gën a sonal muy jëm si tabax poste de santé muy jëm si yokk éclairage public bi muy jëm si régler problème mu inondation yi muy jëm si tali ndax gox boo xam ni Kër Massar amul tali karo te tali karo li muy yokk si gox dafa bare dana wàññi suuf si dana wàññi poussière bi dana andi liggéey ndaxte tali karo yi jeunes yi dëkk Kër Massar ñoo koy liggéey te dina faciliter mobilité bi dina faciliter dina yombal nit ñi ñuy mën a jóge fii di dem beneen gox wala ñuy jóge fii di dem si hôpitaux yi ñuy jóge fii di génn di dem liggéey donc ñun li ñuy wax ni du ay promesse ay engagement la parce que dañu xam ni lii xayma nañ ko mën nañ ko def nit ñi nag dañoo sonn si politiciens yi di ñëw di leen di wax loo xam ni dañ ko dul def ah man dama ne man soutien de famille la mënuma yàgg université il faut que ma génn ma jàppale suma njaboot ñaari at laa ne laay jàng université ut liggéey te noonu laa ko defee am fa benn DUT mooy diplôme université de technologie en informatique am sama diplôme analyste programmeur moo ci liggéey 1 an laa def ñu recruter ma SONES ma def fa contrat wu 1 an yàlla may ma daje fa ak ay mag moo tax it ndaw ñi day leen déglu mag yi ndax ñoom ñoo leen di génnee yenn saa yi ci erreur yi ngeen di def 1 an laa fa def daje fa ak ay mag ñu conseillé ma ne ma say jàng doyul na nga dem nga dolli say jàng mu naam tam am na potentiel boo xam ne gisoon nañ ko ci man ñu xelal ma jàppale ma may ma fit ma wut visa pour jàngi ci la ma yàlla may ma am visa étudiant dem États-Unis def fa 12 ans laa fa def àggali samay jàng liggéey fa foofu laa amee sama ñaari diplôme benn bi bachelor la en finance beneen bi master la en business administration mooy MBA bi moo ko amee yàlla may ma liggéey foofu ci secteur finance États-Unis ba léegi bi ma fa jógee ma monté foofu sama affaire sama entreprise bu bopp mais nag man Sénégal moo ma ñor ndaxte nit ki loo mënti am ëllëg loo mënti am ci biti nga am ko sa réew bokk kaak sa njaboot bokk kaak sa askan man noonu laa mel donc bi ñu yàlla mayee ñu liggéeyal suñu bopp mu yombal ñu ñibbisi en 2010 man laa ñibbisi Sénégal de manière définitive boobu ba léegi maa ngi fii Kër Massar bi ma fi ñëwee it liggéey loolu laa xam man politique bi maa ngi fiy soog a dugg nii di laaj poste électif dañu daan nag engagement politique def naa ko fi 2012 bi ma ñëwee ci élection yi def naa ko ak sumay xarit tamit ci yeneen anam mais taxaw ne man damay jàppale suma gox Kër Massar en tant que maire de la commune de Kër Massar maa ngi koy soog a def te ñi ngi ñaan yàlla may ñu ci ndam donc bi ñu ko defee 2012 bi ñu fi ñëwee comme ni ñu ko defee dañu wuti liggéey ci laa dem Tigo 2012 ba léegi maa ngi Tigo yàlla may ma 2016 ñu dénk ma nekk secrétaire général du syndicat national des travailleurs de Sentel donc man maa yore syndicat wu Tigo bi nga xam ne tey mooy Free ñu am ay banqaas fépp ci Sénégal yàlla def ñu wóolu ma dénk ma ko te boobu ñeenti at laa fa def compagnie bi boobu am na ñoo xam ne defoon nañ fa 15 ans 20 ans mais taxawaay bi nga xam ne moom lañ fa taxawee moo tax ñu dénk ñu ko bi may dugg Tigo man aw moon yéene nekk syndicaliste dama doon liggéey parce que man liggéey laa xam bëgg nekk directeur général Tigo mais gis nañu taxawaay boo xam ni nit ñi taxawee woon nañ ko compagnie bi tubaab yi nit ñu noté woon ma teg fële mbirum carrière professionnelle ne man damay engagé wu dans le milieu syndical parce que samay nit ñoo ma ko ñaan nit ñi ñoo ma ne ñëwal nga nekk le candidat pour être secrétaire général du syndicat ma teg de côté ma carrière professionnelle dugg ci carrière syndicale te maa ngi ci sant yàlla ndaxte boobu ba léegi gëm naa ne am nañ fa ndam Tigo lu bare réglé nañ ko fa mënuma dugg ci détails yi fii ndax jotaay bi duñu ko may mais ñu ngi ci sant yàlla suñu engagement Kër Massar tam benn bi la gis nañ ni lu bare loo xam ni doxul Kër Massar te nag man citoyen laa fii Kër Massar am nañ jaar-jaar am na loo xam ne yàlla may nañu ko te gëm nañ ni ñun mënuñu ko régler de man de kenn cote mënuma régler problème Kër Massar mais ñii taxaw sama wet yéen ñi man si yéen laa compter pour ñu changer Kër Massar parce que suñ ko bëggee changer ñun dinañ ko changer mais dafa laaj engagement ku si nekk nag ñii seen carte la ñu yor nañ dem ñu voter mag yi seen xam-xam la ñu yor seen i ñaan seen i conseil ñun loolu la ñu soxla si ñoom
jeunes yi seen dynamisme la ñu yor ñu ànd ak ñun ñu jëlaat suñu mairie yi ñu liggéey ko. donc vraiment ñun ñi ngi tàllal ñëpp suñu loxo ni ngeen ñu tàllee loxo noonu lañ leen tàllee loxo di leen wax ni lii xeeb nañ ko dëgg neex yàlla xeeb nañ ko suñu yàlla mayoon lu ko ëpp ñu def ko waaye lii suñu ñun salarié la ñu rek dañuy def li ñu mën te gox bu ñu dugg dëgg neex yàlla foo taxaw dinañu ne loo ñu mën a jàppale ñu jël donc ñun dañuy seet li ñu mën rek loo xam ni yàlla may nañu ko ñu seet ni ñu siy jàppale nit ñi waaye su doon mairie danañu weesu li te loolu engagement la bu ñuy def ñun ak association sportive et culturelle yi mooy ASC yi lépp loo xam ne subvention la ASC man mënu ma comprendre ASC bu amul subvention mënu ma comprendre ASC nga dem ba la veille du match nga am un problème de tenue de maillot nga war a def entraînement amuloo matériel mënu ma comprendre jeunes yi mënuñu am terrain de football adéquat ñuy dem ba mbaaw di football loolu du yoon fii Kër Massar la ñun Kër Massar dañu war a fier bokk Kër Massar ndaxte amul commune bu ñu wër bu ñu ëpp dayoo amul man sportif yi ñëw nañu fii lutteurs yi ñëw nañu amuñu champion mais Kër Massar amul champion de lutte boo xam ni il est connu au niveau national lu tax ndaxte kenn jàppalewu leen dafa jot nag dafa jot ñun waa Kër Massar ñu jël suñu responsabilité ku si nekk sooy sànni sa carte na nga natt bu baax li ngay def ndaxte am na ñoo xam ne dañuy ñëw digg dem soo leen paree si élection yi dootoo leen gisati ñun fii lañ dëkk le combat dañ koy mener ensemble la discussion les négociations les concertations seront continues dañuy continuer di ñëw di waxtaan ak waa askan wi di leen laaj lan mooy seen i problème liñ si mën ñu régler ko si dëgg nag ndax lu ñu mën rek la ñuy def te ku si nekk da ngay wax sa aqulaay taala waaye li nga xam ni Kër Massar mën na ko dëgg neex yàlla weesu na li nga xam ne ñun moom la ñu gis muy si jàppale jigéen ñi. yow si wàllu financement ñooñu ñi ngi ànd ak ñun du ñu feeñ si meeting yi nag mënuñu feeñ si meeting li ñuy wax mooy sec programme sax dañu siy jàppale mais ñun mënuñu feeñ mënooñu woo meeting ba ñu ñëw taxaw parce que ñooñu c'est des personnalités assermentées mooy ku mel ni juge ku mel ni douanier ñooñu mënuñu ànd ak ñun di def si meeting donc c'est un mouvement boo xam ne c'est un mouvement citoyen mais c'est des coalitions fortes moom la ñuy créer te discussion yooyu ñi ngi si te ñi ngi siy avancé bu baax a baax a baax mënuñu dugg si détails yi fii ndax antoogul mais encore une fois rek ay jeunes la ay femmes ay sages yu Kër Massar ñoom ñoo construit ñun suñu mouvement li ñu nar wax naa ko fi waxaat ko fi mooy liggéey Kër Massar li ñu bëgg mooy xar kanamu Kër Massar changé ñu jàppale jigéen ñi ñu jàppale ndaw yi te loolu dañ koy dugal si un programme très clair dinañ joxe après tout ce qui est information relative à suñu site ku si bëgg am information di nga jot programme bi di nga jot li nga xam ne ñun moom la ñu nar a def te dañ koy chiffrer parce que ay waxuma lu ay promesse ay engagement la li ñuy def dañ naan fii lañ koy jëlee ci ressources telle date lañ koy def te dañ koy budgétiser defe naa loolu moom loolu la ñuy ñaan candidat yëpp def parce que loolu suñ ko defee rek nit ñi dinañ mën a def le choix dinañ xam ñii ñuy dénk askan ñii ñuy dénk mairie bi parce que loolu nag dañ ko war a dépasser fal leen ma ndaxte ci gox bi laa dëkk loolu doyul pour yore mairie dañ lay fal pour nga wax nit ñi soo ñëwee lan ngay def fan ngay jëlee li nga koy defee ak kañ nga fay def donc incha allahu rabbi mandat bi juróomi at la ci juróomi at yi at bu nekk dinañ leen wax lan la ñuy def ba pare di leen wax ni nag du loo xam ne dañuy far ñu dem toog changer numéro téléphone kenn dootu ñu jot loolu amul fenn ñun li ñuy def mooy dañuy créer des cadres de concertation mooy day may bàjjenu gox yi day may délégué de quartier yi day may représentant yi nga xam ni mooy président ASC yi mooy ñeneen cadre yooyu la ñuy toog de manière régulière muy mensuel muy bimensuel ñuy toog ñu ñuy wax seeni problème ñuy def suivi travail bi nga xam ne moom la ñuy def donc loolu laa mënoon tontu ci question boobu bañ ko guddal trop ndax nga xam ne moo ngi commencé bi buntu ñu bañ ko téye trop victoire finale ñun am nañ suñu ASC yu bopp mais ñun bii ci suñu bokk la bopp léegi ñun dañu bokk nañ déggoo tey man bokk naa déggoo incha allahu rabbi kon vraiment ñi ngi leen di ñaanal ba ngeen am la victoire jërëjëf donc xeeb nañ ko ay loup de maillot la ay ballon ak benn pompe boo xam ni peut-être dina bi ñuy ñëw la ñu ne askan bi soxla nañ ko ñu ne dañ def lu ñu mën ñu àndaale ko fi waaw loolu xeeb nañ ko loolu mais yàlla baax na nañu yàlla jàppale rek li ñu bëgg ñu suñu yéene ci gox bi di waa goxu waa ASC Déggo ak Kër Massar dans son ensemble yàlla xam na ko suñu yàlla maye dinañ ko def incha allahu rabbi jërëjëf. ok monsieur le maire non benn question rek damay jégalu
dama dégg mu wax fi non dama dégg mu ne 2012 ñetti 2012 nga fi wax 12 ans bi nu mu demee noonu monsieur le maire c'est simple wax nga fi ñetti 12 quoi 12 ans laa dem école def naa 12 ans États-Unis 2012 waaw man comprendre ma 12 ans bi lan la les 12 ans bi lan la ah kooku de damay bàyyi nga firi ko rek damay bàyyi loolu mbirum yàlla la mbirum yàlla la wax nga dëgg man bàyyi ma si sax ok ñu ne ci élection bi par exemple da ngay dem ak sa parti bopp la wala bon coalition waaw ku ba xam coalition la wala kii bopp lu wax waaw jërëjëf si question bi donc day laaj ndax dañuy dem ndax parti suñu bopp wala coalition comme ni ma ko waxee ñun mouvement citoyen la ñu yor coalition de mouvement la tey ndaxte ay mouvement yu bare ñoo ñëw fekk ñu si donc coalition de mouvement la tey waaye comme dañuy jëm si ay élection nag addition la ay coalition ñooy gagné élection nit ñi nag ñooy voté donc ñun dañu tàllal suñu loxo ñi nga xam ni bokk nañu ak ñoom gis-gis parce que tamit bëgguñu coalition subu kànja ñun li ñu bëgg mooy ñoo xam ni seen loxo dafa set li ñu bëgg mooy ñoo xam ni dañu farlu si liggéey pour Kër Massar ñun candidat boo xam ni dégg nañu candidat nga Kër Massar ñii si ñu rencontré bare na pour seet ñii si quelles conditions la ñu mën a ànd parce que su fekkee ni ñun defar Kër Massar rek moo ñu yëkkati que kii mooy jiite wala kee mooy jiite wala kee mooy jiite ñun amul loolu solo si ñun nañu ànd ak ñi nga xam ni ñoo fas yéene liggéey Kër Massar te nag bare nañ fi tëjuñu suñu bopp benn mouvement tëjuñu suñu bopp benn association dañu tàllal ñëpp suñu loxo ñëpp ñoo xam ne bëgg nañu ànd ak ñun si liggéey bi ñu ngi leen di tàllal suñu loxo buntu bi tëjuwul nañu ñëw vers ñun Mohamed mii mooy directeur de campagne bi ku ko si contacter incha allahu rabi rek danañu egg si ñu boole yi nga xam ne mooy ñun suñu programme parce que nag du ñu rek am xel bi nga xam ne mën nañu régler Kër Massar jeune Kër Massar yi seen esprit d'initiative bare na donc ñoom ñëpp dañ leen soxla donc encore une fois amul benn parti politique boo xam ne ñun moo ñuy chaperonné personnalité indépendante laa mën waaye tëjuñu suñu bopp def coalition ak benn parti boo xam ni sa loxo set na tëjuñu suñu bopp ànd ak benn mouvement citoyen boo xam ni sa loxo set na tant que ça. Diogo, la communication autrement. Orai bai mote, orai mai na malevo yo. Orai mote yo. Oh na levo, mama na malevo yo. Orai mote yo. Orai bai na malevo yo.